nga ñëw nañ si kër gi donc vraiment gars yi félicité nañ la apprécié na mais xam naa si kanam dinañ gën a wax si wàllu football ak sa frères yi notamment parce que ñoom peut-être ils sont plus nu ñu koy waxee affinés sur la question mais dama la bëggoon laaj aussi yow nan ngay ressentir le fait ngay ñëw fi vacances ressourcé wu et tout ça. waaw non xam nga famille moom nit mënul am lépp famille man samay vacances damay ñëw Mbour toog ak sama famille ak samay xarit temps bi may def Sénégal yëpp fii laa koy def ma paree seeti ñi nga xam ne war naa leen a seeti samay mbokk ñu dëkk feneen noonu laay def ñëw toog ak sama famille parce que tamit comme que du ñu am temps bu bari boo xoolee 9 mois fële lañ koy nekk boo ñëwee fii 3 semaines nga am wala 1 mois donc day am solo nga ñëw toog ak sa waa kër parce que ñoom ay moment yoo xam ni dina baax loolu nga ressourcé wu pour boo mën a demee yóbbaale. alors gars yi wax nañ ci sa taalibe donc ñu nekk ci oto bi di dégg ay xasaayit maintenant dama seetlu benn affaire aussi Kara est toujours dafay am toujours casque am sur la tête bu paree match duñu pareegum sax mu jël casque bi teg je voulais savoir lan moo ngay déglu xasaayit la wala lii ma teg nii moom ngay déglu waaw moom laa déglu su ma nekkee ci match wala may nekk ci avant bi may football yëpp yi laay déglu ndax day bokk ci loo xam ni damay fàttali lu bari waaw xam nga damay motiver. dëgg la man kon yow daal ay musique yeneen yeeg. non di nga koy déglu quand même balax yeeg yooyu. non je ne suis pas contre ak ñi koy def ak yeneen yëpp je ne suis pas contre mais daal man lii rek laay déglu. lii rek ngay déglu waaw musique ak yooyu. foo nekk Norvège ak. lii rek. moom daal xasaay di la quoi. waaw ci yoon bi parce que tamit xam nga dañu màgg fekk suñu waajur. yar ñu ci lii. tamit ñu am kilifa. si sama turandoo mu tuddee boppam doon lépp ci man tey. xam nga teg ma ci yoon tamit maam fu mu bëgg a yegg. nga xam ne ak moom incha allah dinaa fa yegg. parce que teg na ma ci yoon boo xam ne wax dëgg yàlla maa ngi sant. ak samay parents la commencé ñoom ñi nga xam ne lépp ci ñoom la ko démarré. donc tamit damaa ne ci yoon bi sama papa nekkoon rek moo tax xam nga nit moom doo fàttali la fal comme que moo ma fal. te man Baye Fall laa daal man lépp loo xam ne ci lii la jëm te lépp loo xam ne simplicité la daal man ci laa nekk. dundoo yëpp waaw yenn niveau yi daal. alhamdulilah sant bu baax a baax sant bu wér a wér. ça va alhamdulilah. soxna si na ça va très bien. Mame Fatou ñooy sama ñett yi nga xam ne ñoo ma yoroon fii avant lépp di commencé parce que ñoom ñoo ma njëkk jàngal ni ñuy utiliser bal ak yooyu ñoom ci école football fa Gala Mbodj mooy li ma la doon wax sànq ak Pape Poli Diop fii laaw tamit ci ñii ak Ablaye Seck ñu ngi gis ak Touré Thiam donc peut-être ak Birane Ba aussi peut-être mën na ni tey ñi nga xam ñu ngi nekk ci équipe nationale bi te dëkk Mbour ñëpp ci seen loxo ak ci ki ñu war a dem moom mooy Sidi Niabali kii di Madiakhou kii sama grand la Malan donc waaw. ki nga xamee ne da nga ko war a yóbbu pour mu am ci dara mooy ki nga xam ne day ñëw yokk buggal boppam et yàlla def aussi bi ñu yàlla boolee ñu nekk non seulement waxuñu sax au sport bi ñu nekk mais c'était un gars engagé. Comment engagé bon bu ma ñëwee man naa ne man football moo ma andi donc damay ñëw bu ma entraîné ba pare ma ñibbi dem sama kër mais je vous dis encore en témoin que bu amee ay gan yu doon ñëw pour fekk ci Gala Mbodj à Mbour moom ci boppam il était chargé à ce que mu yore organisation bi moom mooy uti lasso moom mooy tracé moom mooy takk filet moom mooy def lépp ñun luñ ci am mooy bu ñu paree mu wax ñu ne pare na ba banc yi moom moo koy teg. Kara maa ko njëkk kii moo yoroon école de football bi tette ma ñëw ñu nekk ci depuis bi mu nekkee xale ba léegi mais maa ko njëkk a football loo axe man maa ko njëkk a def axe mais lu tax ma gis-gisam lu tax ma demoon amoon gis-gis boo xam ne pour def ko axe dama demoon ba xam ni moom attaque la doon def des fois nu joué loo ko milieu mais gisoon naa ci moom hargne boo xam ni. ak vision boo xam ni ak qualité technique boo xam ni kii axe la gën a gaaw a percer pour dem que attaquant looloo taxoon benn jour match ma replier ko def ko axe mu ñëw football axe keroog mu def meilleur match si la doxee di football axe di football milieu di football attaque. Kara moom li ñuy wax rek moo am ci moom engagement bi moom ak fulla bi ak fayda bi moom la ñëwaale ci école football bi. man dama dabe ci école football bi moo doon liggéey ma pare ñëw kii sama goro la sama mag la sama lépp la
ma ñëw expliquer ko mu ne ma kaay jàppale ma ci booy yi en même temps man maa ngi doon compétir Diamaguène moo taxoon ma gënoon a jege booy parce que man maa ngi woon ci sport bi di football di compétir national 1 bi bon maa leen gënoon jege di ànd ak ñoom di def footing en même temps damay ànd ak ñoom di football bon maa leen gënoon a jege maa leen gënoon a xam mais li ñuy wax ci moom rek moo ne ci moom caractère bi ak engagement bi moom da ko judduwaale mu doon nit ku am fula ku am jom ku bëgg li muy def fonk ñëpp respecté ñëpp moo tax lii bettuñu man xaw ma comme bett mais lii bettu ma ci kii daal. fii nga dëkk fii nga juddoo fii nga màggee kenn mus ko àtte kenn ak xeex kenn mus ko dégg si benn coow discipline lay ko xamee ak fonk lu muy def te vraiment am na ñu xam ne mook ñoom ñoo fi awoon wala ñu ko fi jiitu bu ñu ñëwee sax xaj na nit ñi di ngeen gis mais saa yi bu ñëwee même bu dee ñaari fan amul temps wu tëdd amul temps wu nopp ko fépp fu grand place nekk na fa aw nuyoo waxtaan fa am ak ñoom jàmm ba bàyyi fa njëgi attaaya bàyyiwu mag bàyyiwu kenn vraiment ñun dañuy kontaan si moom te day koy ñaanal te xam naa ne lii lancement la rek du dëgg mais day koy ñaanal yàlla mos a ko. waaw kon mooy char naa leen naka waat aca bismillah waaw jaajëf waay sama kër sa ngi nii Andey na nga def waay salaamaaleykum char naa leen na ngeen def alors jaajëf waay jaajëf jaaraama jaajëf alors na ngeen def ça va may ma sa suba ba léegi ñoo nekk na ngeen def alors naka la alors naka entraînement yi ngi dugg ñoo ci kawam salaamaaleykum ko salat naka la ça va alhamdulilah sant bu wér a wér sant bu wér a wér waaw kii ma jóge nañ ci Sidi ak Jaxu ak kii tamit Ndeye ci école de football même école de football la woon quoi ñoo ma yor comme ni ma leen ko waxee woon rek ñoo def ci man lu njëkk li ba ni ma demee jàmbaar ci ñoom la ñu mu doon tamit sama grand boo xam ne njortu dem naa mais dañuy déggante ci lu bari. niveau bi nga xamante ni nii egsi na fa nii franchement du lu ma bett man vraiment du lu ma bett parce que ñun ñoo la ñu yor bi ñuy nekk comme ñuy nekk xale comme ñii vraiment il a été toujours travailleur gagneur guerrier comme ni ñu koy waxee nga affaire bi et puis un meneur aussi xam nga li ma ko yàggoon di wax mooy bul yàkkam ci li ngay def xale nga sa marge de progression gudd na li nga bu ñu la dee convoqué en équipe nationale A moment bi c'est un plus bul yàkkamti boo demee ñu boole la ci 18 yi footballoo amul problème bu ñu la génnee ci 18 yi amul problème patient wala mais jour bu ñu la joxee chance rek saisir ko te je pense que ne bi ñu ko joxee chance am na nag loo xam ne comme li mu wax nii am na lu ñu gis loo xamante ne ni peut-être après dinañ ci waxtaan comme ni mu ko waxee nii d'habitude ne tout le temps dañuy waxtaan ak ñoom ci yenn affaire di leen rectifier ci yenn affaire nga fay en tout cas de waxuma ñun rek de mais mbuur yëpp kon bismillah Fodé bismillah si yow kaay nga de bu ma ñëwee dañ may toppatoo sama waa kër gis nga waa xam ngeen ma numbe seetaan ngeen ma numbe ma numbe boo demee Dakar sax nga wut ko mu ngi nii ñoo kay mu numbe de nit ku mel noonu mosuma ko gis sama kër àdduna Pape Amar Mbodj laa tudd mag laa si Kara Mbodj nekk aussi président ODCAV Mbour nekk tamit membre commission d'organisation fédération sénégalaise de football donc ñun booy xool famille bi mën naa wax ne famille bi dañu yàgg bëgg sport te xam naa ci kaw loolu li inspiré suñu rakk sëñ Modou Kara Mbodj ba yàlla indi ko niveau bi mu toll tey xam naa am na luñ ci joué surtout sama beneen rakk bi Ablaye Mbodj parce que moom moo nekkoon footballeur man amoon talent footballeur mais encadreur laa woon. man Ablaye Mbodj laa tudd magu Kara boobu nekkoon ak moom fii ci kër gi muy suñu rakk boo xam ne déggal nañu parce que naa ne ginnaaw yàlla ci ñun la yàlla jaarale football bi ci kër gi famille bi ñu bokk parce que man maa ci doon football ba tey mu gis loolu su ma daan football yi balaa ma yeew sax na ko fekk mu jël sumay équipement ak yëpp raxas godaas yi jël lépp defal ma ko ci saak bala ma yeew rek gis ñu ranger ko noonu mu ñëw jël sumay équipement dem waaw ci noonu la commencé dugg ci football bi
ba ni mu nekkee ci centre bu ñuy wax centre de football Gala Mbodj ñoom Ndiaye yoroon ko ak Ngëy mu nekkoon ci koo xam ne nag affaire bi jëloon na ko ak xolam bëggoon na ko trop parce que je me rappelle am na jour sama yaay topp ko ci demal jàngi ak football bi ba ñu wax ma ci da nga koo seetaan ba ma def loo xam ne jour boobu après dama ko regretté parce que dama ko dóor après bi ma ñëwaatee ba toog ak sama xel ma xalaataat ma ne kii waruma ko dóor ci lii parce que lii muy def nii passion la te man mi ma ko bëgg tollee bëgg ko dama ko dem def kenn sonalu ma ci. te fi mu egsi nii tey dama ci bëgg defal benn chapeau koo xam ne sama frère la mais comme ay cousin man ak moom mooy Ablaye xam nga lu ñuy wax joueur professionnel dafa am loo xam ne li ñuy wax office famille c'est-à-dire que joueur am na environnement am entourage am loo xamante ne moom warut a mën a am temps pour régler ko muy affaire këyitam ay affaire lu muy lijjanti man awma jot bi am naa peut-être am naa yéene bi mais awma jot bi ndax maa ngi ci ay responsabilités yu bari mais moom il le fait à merveille te donc occasion la à par ma voix famille bi yëpp di rendre grâce Ablaye Mbodj ku mel ni naar suñu beneen rakk bi moom dañuy wax mooy suñu yaay dañ ko kii da ko féete gauche kii féete ko droite ak suñu yeneen rakk yëpp mais ñoom particulièrement parce que mooy li may wax rek toujours ci office famille bi dafa am yoo xamante ne il faut mu am ñu la wër encadré la pour yow nga mën a toppatoo li nga xam ne mooy sa wàllu liggéey di entraîner di compétir di def ay performance sa famille di kontaan. ñun dañu nekk ci koñ boo xam ne koñ football la muy Coose lu moom rek moo fi njëkk pratiquer football am na ñu fi nekkoon ñoo xam ne yaakaaroon nañ leen tey nii dinañ leen dégg ci football foo xam ne macha allah mais suñ borom dogalu ko ci ñoom yàlla def na jot nañ génn dem extérieur mais jotuñ ñëw équipe nationale wala yenn am nañ grand boo xam ne nag jot nag takk capitaine u équipe nationale Capral muy Aziz Faye moo tax toujours ci ñooñu laa doon jël exemple di ko wax ne daxoo fi football gunóo fi kenn mais lii tey xañ na dogal bu suñ borom dogal ci yow la léegi nag li lay dimbali mooy il faut nga wàcc sa bopp yar sa bopp koo romb jox ko cër parce que sportif fa war am benn comportement boo xam ne si ñëpp la war a jox cër parce que booy football ñi lay gis di la supporter te xamoo leen dafa bari ak ñi lay béggee ci mbedd mi xamoo leen kon amatoo droit am benn comportement bi war nga gën a wàcc sa bopp loo yàkkamte bu la nit soxlaa sax nga may ko ci sa temps tuuti wax ak moom. donc loolu ñuy leen di encourager mais surtout di def benn témoignage ci centre Jambar parce que pour man c'est un projet humain déjà man damay wax ne notre famille est redevable à ce projet au-delà de lim ko indil au plan sportif mais au plan humain li mu indi moom moo am doole trop parce que am na teraanga yu bari yoo xamante ne suñu rak gaa fekkoon nañu ñu nekk ci teraanga mais dafa ñëw tey gën ko yokk gën a yokku sax donc ñu koy ñaanal performance yi gën a kii te bañ koy jay parce que chaque fois ñu gis loo xamante ne défaut la ci moom man nag Ablaye dinañ ci waxtaan dinañ ko jot li ne ko léegi lii laaj sa ak sa coach yi ba xam ndax ñun li ñu wax dëgg la wala ñun dañu juum parce que xam nga ñun suñ jugement mën na subjectif mais chaque fois dañ koy wax ne ko en tout cas presse bi reproché nañ la lii techniciens yi wax nañ lii ci yow léegi travailler ci ak say coach ba xam ndax c'est conforme ak ñun ni ñu gisee wala kii. li ñu gis sax li des moo ko ëpp parce que booy xool intégré équipe nationale yombul woon ci ñi fi njëkk ci xale yi ci la bokk mais mosul am chance su jouer mais toujours su ma wax ak moom mooy. Sénégalais yi nekk bitim réew bëgg football ci bëri nañ mais bu yàlla tànnee nga bokk ci ñi ñu convoqué sante ko yàlla loolu d'abord dara la te nga fexe ba bés bu ñu la joxee sa sens nga wane ne dootuma génn ci place bi parce que nit da ngay gëm sa bopp ak bu ñu indi woon meilleur yëpp taxawal ci seen biir nga ne man bu ma defee lii dootuma génnaat parce que nit day imposer sa bopp parce que un journaliste mën na pousse jour ku nekk mën na pousse jour parce que mais man musuma gëm loolu. parce que y a des journalistes yoo xam ne dañu doon ñëw naan ma jox ma photo booy bi ñu pousse ko mu tàkk toujours damay bañ ne leen booy bi lu koy yóbbu équipe. jàmme sama xarit sama doomu ndey sama lépp lépp ma nekk xale ba léegi maa moom ñu ànd ba yàlla def ñu def tey ñu continuer di ànd man ñu ñëwee vacances maa moom ñoo nekk tout le temps. sëñ Modou moom tamit ku baax la maa moom yàgg nañ trop maa moom depuis Jambar ñii du ñëwee weekend ñooy ne samedi bi yëpp du ñëwee dañuy waxtaan man ak moom lii yëpp si football te si doon waxtaan man ak moom yàgg nañ si toog si néeg di attaaya di waxtaan du dem fenn du ñëwee day ñëw kër yaayam léeg-léeg mère bi moo ñuy jox jënd wargaa suukar wala naar mbooj magam ñu togg mu xam sa boobu ñun kii ñu woon quoi teewuñu woon quoi
maire bi la ñuy yëngal wala Naar Mbodj après moom du ñëwee tamit dafa baax du ñëwee ñu def bokk lépp nice ba nu muy demee test di ñëw di demee di ñëw loolu tamit neex ko woon quoi day dem di ñëw bu demee def xam nga rek lu yàlla di dogal day dem ñëw du ñëwee ñooy toog waxtaan man ko lii du dara Abasina mi moom dafa bëgg a dimbali yaayam quoi dafa bëgg a gaa man ko lii